لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a baaxoo di seetaan wala ngeen déglu ci Seneweb rajo seen émission bi di autour de l'islam ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte lool di ñëwaat ak yéen seen autour de l'islam ci bisu tey bi comme ni ngeen ko xamee yéen ñi nga xamante yéen ñi topp ci Facebook bi ci Seneweb ak ci YouTube Seneweb ak ci autour de l'islam ak ci rajo bi di Seneweb rajo ñu ngi leen nuyu baax di leen jaar tey nag ñu am mbégte lool sax dalal fii gan gu màgg gu ngeen xam yi ñëpp ngeen miin kanamam ci liggéeyu l'islam miin ko tamit ci taxawaay bu am solo bi muy def ci éducation nit ñi ci éducation bi jëm ci xale yi ak ñëpp rek nga xamante ni day défendre l'islam fu mu toll di Imam Makhtar Gueye imam ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. waa kay noonu kazalika oustaz Ibrahima Sall. xanaa di dellu rek di amaat mbégte ci dalal bi ma dalal ci seen ëtt bu tedd bi. am naa yaakaar ne weer yi passé bi ma fi mujjee daal sa naataango Diallo Mouhamadou Rasoul Diallo Mouhamed Rasoul Diallo moo ma dalaloon ci émission bu ñuy wax hashtag waaw kon nag daanaka yéen loolu la leen ñëpp a xàmmee mooy lépp loo xam ne rek dafa itteel askan wi lépp loo xam ne luy defar la ak luy def taxaw seetlu pour ñu defaraat suñu toogaay. yéen wax dëgg yàlla kenn demul ngeen des kon nag yàlla na yàlla barkeel seen liggéey dëgëral seen taxawaay. macha allah jërëjëf ci nuyoo bi imam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la masaw tamit coono yi nga jànkuwanteel ba ñëw fii. li ñuy commencé rek mu gaaw mooy Jamra nit ñi dañ koy dégg lu bari boo ñu mën a defal tuuti rek revue Jamra kañ la sosu ndaka la sosoo ak li ko tax a jóg. ñëpp ñi ngi fàttaliku dem si yàlla Abdou Latif Gueye yàlla na yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ak bépp julli faatu amoon na ci taxawaay Jamra kañ la sosu fu ñuy dégg Jamra day yàlla ngi dogal ñu ngi ko ngénte ci weeru mois de février ci atum 1983 waaye nag waaw daanaka mois de février bi di ñëw incha allah démb rek laa si doon waxtaan ak président exécutif Imam Samba Diop ci la ñu fas yéene màggal suñu fanweeri at ak juróom-ñett. taxawaay bi yàgg na. waaw xaw naa yàgg. taxawaay bi yàgg na macha allah te mag ñu baax ñi dinañ faral di wax naan lu yàgg rek. lu yàgg dëgg la. waaye nag lu bari lu nit ñi réere mbir Jamra judduwul rek nekk ONG wala association. ok ab journal la woon. journal. waaw keroog ba ma fi amee émission ak Mouhamed. maa ngi ko doon won macha allah téléphone couverture bi. li taxoon mu nekk journal nag c'est que jamono boobu en 83 ñun ñëpp ay tuut tànk la ñu woon. effectivement. Latif kan moo ko taxawaloon exact. Latif daal moo amoon Abdou Latif Gueye moo amoon xalaat bi. daal di ne daal comme que tuut tànk yi ku leen taxawul say-say yi leen ëpp bopp dinañ leen sànq. effectivement rawatina ci at mooma. Sinébar baa ngi tàmbali woon di dugg ak doole ci place jàngukaay yi. école yi di fa lor yu bari. xale yu bari ñi seen jàng yàqu. ñii loolu tubaab di wax absentisme tax ba mujj leen a dàq. ñii mujjee babbeeku dem fële ca Faxamaan nekk si suufu Pomu Kolobaan wala Bujumaan ya ca tefesu rek Yaraax. ndeysaan. di 15 ak di def na ko su dul noonu ñu ne nag nañu ut benn ëttu yëglekaay. benn journal boo xam ne dinañ ci dem di taataan xalaatu ay docteur ay éducateur voilà ñu di yàdd xale yi comme ça journal bi ñu mën di ko tasaare bu baax a baax ci école yi xale yi xam que yi ñu leen wax ci Sinébar yëpp naan day tax nga jëli science day yokk xel ñu mën a xam ni yëpp ay naxe la rawatina am na benn docteur yàlla na ko yàlla yërëm Omaïs daan nañu jàppale bu baax a baax am na baat bu ma jàppoon ci moom dafa ne xale yi bokk na ci ndëgg sërëx yi ñu leen di lanal pour dugal leen ci Sinébar parce que jaaykati Siné bi ay commerçant rek lañu te seen client seen produit nu mu kii mu gën a yaatu yi alors mu ne bokk na ci ndëgg sërëx bi dañ leen di naan waaw boo jëlee cannabis chanvre indien cannabis bi jógee Mali brown bi jógee Nigéria lopito bi jógee Nigéria brown bi jógee Ghana yooyu drogue douce la et beneen catégorie nag mooy yooyu nga xam ne day si ay gàncax yuy sax la beneen catégorie nag mooy yi nga xam ne dañ ko togg ca laboratoire pour yokk dangar bi ak tooke bi mu di lu mel ni
opium mel ni héroïne mel ni cocaïne ñu tuddee leen drogue dure alors Omaïs ne leen nag foofu la ñu naxee xale yu bari parce que drogue dure amul drogue douce amul drogue la yëpp yam alors donc yooyu lañ dëkkee woon macha allah ñu dem nag ba journal bi doyatul waaw ñu daal di ko soppi def ko ONG voilà siège bi nekk fii ci avenue Bourguiba Abdou Diouf yebal fa benn ministre d'état bu ñuy wax Abdoulaye Wade mi waaw mooy ñëwoon ànd ak ministre de la santé Assane Diop ñu inauguré ko ginnaaw gi nag à part drogue bi nag ñu commencé nag di xeex ñi nga xam ne dañuy song suñu diine amoon nañ fi procès bu métti ci atum 1985 ak franc-maçon yi rahmatullahi alayhi Seydi Abdoulaye Sy Dabakh jàppale ñu ciy def xutba bu tàng jër ba boo duggee ci YouTube ba sax di nga ko fa gis ba léegi nii ginnaaw gi tamit Jamra daal di dem ba gis ne am na jéego yoo xam ne pour ñu mën ko mottali il faut ñu am baat ci béréb ba nga xam ne fa la ñuy nasee ak di noccee loi muy assemblée loolu moo dugal Jamra ci politique ñu daal di créer benn parti bu ñëw RDS daal di def coalition ak Jamra ban année la dugg ci politique ci atum 2000 à l'an 2000 mooy bi Iba Der Thiam nekkee candidat premier tour ñu àndoon ak moom deuxième tour ñu ànd ak Ablaye alors nag ba ñu duggee assemblée am fa benn siège boobu ngeen duggoon assemblée 2000 2007 nag la ñu dugg assemblée 2007 ngeen doog a dugg 7 ans plus tard loolu moo indi loi Latif Gueye bi voilà loolu nag moo indi loi Latif Gueye bi nga xam ne bu ñu nekkoon ci biti di séminaire ak ay marche ak loolu du mën a nekk moo tax ñu dem bokk ca ñay nas ak nocci député yu bokk ak ñun gis-gis jàppalañ ci bokk na ci Iba Der Thiam bokk na ci Imam Mbaye Niang bu daal Iba Der Thiam des yàlla yërëm ko ku diine intéressé woon ba loi ba jàll na léegi nag trafic de drogue dootul délit Sénégal crime la au lieu ay ñetti weer ak juróom benn weer nga xam ne gars yi dañ doon kokkali Sénégal rek dañu naan maa ngi fi bëgg a dugal 10 kilos cocaïne héroïne te héroïne gramme bi 80 000 la kon 10 kilos 800 millions la te man bu ma amee avocat bu baax comme que 6 mois lañ ma condamné su ma amee avocat bu baax mën naa ci génn ak ñetti weer kon 800 millions jar na tëdd ñetti weer kaso Sénégal nag ne ko mbalit du trafic sous-régional de drogue alors ba Latif criminalisé nag minimum 7 ans la minimum waaw assorti d'une amende boo xam ne valeur drogue bi ñu la jàppee dañ koy ful ñetti yoon voilà noonu daal la Jamra dem continuer ba amaat yeneen i activité léegi dafay def sax médiation sociale par exemple waa Sénélec ba ñu dàqee lu mat 700 et quelques travailleurs ginnaaw bi ñu demee ci syndicat yi jaabante ba sonn dañu mujj ñëw ci ñun yàlla dogal Makhtar Cissé avant muy jógee Sénélec ñuy def médiation boobu yàlla jàppale nañ ci ba 700 yi ñu dàqoon jël nañ ci 493 directeur bu bees bi Pape Mademba bi tey jëlaat na ci 15 boo ko boolee muy 508 macha allah ñu toog 35 mois sans salaire ñu ngi xeex tamit yu bon yi ñuy jaay ci école yi yu mel ni Jakarta bi 100 francs rek nga naan ba mandi Macky Sall jàppale nañ ci biñ ko alerté daal di jox ndigal Aliou Sarr ministre du commerce mu def arrêté ministériel boobu dakk na ne tere nañ Jakarta salañ ak namp bi voilà kon daal ci gàttal macha allah Jamra daal li ko tax a jóg mooy xeex li maanaam li Seydina Mohamed wax rek ñun mooy suñu te loolu mooy diine moom jikko mooy suñu hymne national maanaam lépp loo xam ne mu ngi raam jëm ci penc mi nar a tilimal malal l'islam wala yàq jikko yi Seydina Mohamed ne na devoir la waajib la yow bi nga opposé wu ci fi yeddi yi su jàppandiwul fii lisaani yi nga wax su jàppandiwul fi xal bi yi Latif nag daan na kaf sax naan fi xal bi yi daal dañ ko war a bàyyi ak suñu maam yi nga xam ne dañu màgget ba xubi daas waaye ñun ñi mën a yéeg ko wàcce di xuloo ko pañante ne ñuy jëfee fi yeddi yi jëf ak fi lisaan yi macha allah ñu ngi lay gërëm baax ci historique boobu ñu nettali Jamra fi mu sosoo ba léegi ak taxawaayu am solo yi xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek léegi jamono ji li gën a fës ci ay yëngoom bokk na ci série yi am te ku ne gis na ni maanaam lu yéeme la si nga bëgg a yar sa doom léegi loolu yéen est-ce que mën nga indi loo xamante am ngeen ci résultat maanaam xeex bi day mel ni yéen da ngeen defaral promotion borom série yi waaw foofu nit ñi nag bu doog a commencé bu ko kenn xamul day def loo xamante ni Jamra daal léegi nag bu Jamra commencé wax rek ñëpp bàyyi ci xel est-ce que du ngeen stratégie bi jàpp ngeen di baax la waaw foofu nag nit ñi nag dañu njuumte la ndax dañu doxalul seen xel tuuti ci ginnaaw ndax suñu jàmmarloo bu njëkk ak série yi mu ngi tàmbali ci mois de août l'an 2000 Canal Horizon la woon benn série boo xam ne tur bi rek àtt na boppam mu doon confession érotique léegi nag ñun ñu def li ñu yoon may daal di saisir HCA moo doon dàkkantal bu njëkk bu CNRA ndem si yàlla si professeur Babacar Kébé moo ko yoroon alors ñun nag déposé wuñu plainte rek yem si parce que plainte ab kayit rek la
dañ ci toftaloon ay extrait vidéo wane ne lii ñuy dawal ci heure yi nga xam ne baay ak doom ak jarbaat a ngi toog di seetaan tooñ la jalgante suñu valeur te dafay mettre tout le monde à l'aise alors bref ñooñu daal di def mise en demeure canal lànk ne du ko appliqué ñun nañu daal di wàcc ci mbedd mi def marche bu mag a mag sa ëllëg sa nag kilifa yooyu maanaam ministre de tutelle bi mu di Mamadou Diop Decroix mu ngi fii di ma dégg ak tamit Babacar Kébé daal di gisee seen biir jox ñu dëgg daal di ne tubaab bi yi Jamra wax si kaw toftal yi mu indi tegtal yi na nga ko dindi te heure bi nga koy teg ay 8h 9h fekk xale yaa ngi toog ak seen i mbokk yi seen i wayjur yi reculer ko vers 11h tubaab bi lànk gars yi ne ko nag heure boo ko jàllale rek dinañ la dóor 3 millions amende comme que dafa xawoon na. chaque épisode. waaw épisode bu jàll. 3 millions amende comme que dafa xawoon na yara di ko xeeb nit ku ñuul. waaw mu jàllale benn rek professeur Babacar Kébé fëgg ko. 3 millions xanaa doon essai. waaw daal di ko fëgg 3 millions. arrêté série bi. xam nga kooku amul ay promotion ki defal nga leen dañ ko arrêté. tubaab bi perte na au moins 25 millions. ci ay investissement ñaareel ba itam beneen série bu ñuy wax Kawteef Sen TV. Kawteef alors kooku sa benn naataango bu ñuy wax kii Pape Faye. moo ko doon animé. waaye Pape Faye naxar bi mu ci am fàttaliku bu baax. naxar bi mu ci am mooy en plein tournage. day am improvisation maanaam ñu di ci def ay séquences yoo xam ne. nafaruñ ko woon. moom affaire bi daf ko daan bett day toog nii rek di animé jékki rek ci animatrice yi. ci figurante yi. loolu da waru mën a am ci professionnel. mu ngoog si figurante yi nga gis ko daggal moroomam ndey saaga ndey bu tooy xepp. kooku tamit ñu xeex ko. gars yi nag yéen a ngi def promotion CNRA arrêté ko. ma ne ko promotion bi day jigu leen. boobu arrêté na Walfadjri itam. le business du sexe. ñu daal di def la même chose. ñoom ñu lànk ne duñ ko arrêté ñu daal di saisir CNRA daal di vérifier parce que ñoom dañu am commission de visionnage comme Jamra. parce que ñun duñu seetaan série dañu am ay xale yu ñuy xoolal. effectivement ñu leen ko alors bañ ko xoolee daal di ñu génneel ay extrait vidéo yëpp ñu daal di déposer suñu plainte. CNRA boobu Babacar Diagne ñëw fi as ndaw suñuy wax Nancy Ndiaye moo fi nekkoon. mu daal di xool daa ne yi Jamra wax yëpp am na lii dëppoowul ak ngor dëppoowul ak diine day yàq xale yi di dugal ci ñoom jikko yu bon. daal di ko ne arrêtel mu ne arrêté wu ma mu ne ko épisode bu jàll dinaa la dóor 5 millions d'amende parce que amende yi dañ ko yokk léegi mu jàllale benn épisode rek keroog Nancy Ndiaye dafa xaw a pànk. dafa daa jàllale benn émission. mu daal di jàllale benn épisode. amaan na noonu. waaw kii la woon business du sexe Walfadjri. ndaw si dafa xaw a pànk énervé ba dafa dem police àbb benn motard. motard yooyu di yóbbu courrier yi. waaw jox ko alamande bi pour ñu yóbbul ko Walfadjri jot alamande 5 millions yi ne fayul gars yi ne ko doo fay daal di ooy ARTP ñëw ak seen matériel pour couper signal bi mu ne ñii caaxaanuñu daal di def chèque 5 millions ba pare arrêté série bi kon loolu li tax ma nettali la ko li gars yi di wax naan waaye day def promotion ñooñu day promotion ba saf na sott si ñoom ndax arrêté nañ série bi kii fay na 3 millions kii 5 millions dama bon ñii nag différence bi maanaam amoon ngeen fi problème ak mën nañ tudd série infidèle ci début bi loolu fu ngeen mujj ak seen problème ñoom voilà infidèle CNRA jox nañu dëgg daal di leen ne comme que yi Jamra lim ne am na ci baaxul parce que yéen a ngi def loolu tubaab di wax promotion de l'adultère maanaam njaaloo yéen a ngi koy rafetal am jëkkër am téeméeri far yéen a ngi koy daganal di ko rafetal di ko taaral rax ci doole nag ngeen dugal ci ay tooñ parce que da ngeen dugg léegi dans le domaine religieux parce que xam nga Sénégal dañu boofu ci diine ba nga xam ne kàngam yi boo déggee baatu jëmm ju day nii maam Fawade Wele sa xel day naan yar ci wayjur bu tedd Cheikh Seydi Hadji Malick soo déggee dégg nga maam Diarra Bousso sa xel ne yar ci wayjur bu tedd Cheikh Ahmadou Bamba léegi dañuy jël nag tur yooyu di ko dugal di ko jox ay actrices bu doon sax dañ leen koy jox di leen jouer le rôle bu honorable ñu mën a wax waaye maam Diarra boobu ci infidèle ñu ngi koy jox mu téye benn cahier boo xam ne caméraman baa nga toll ni lay jël ko en contre-plongée couverture bi nga gis ñu wane ci lu ñuy wax la bannière LGBT maanaam mooy drapeau bi ñoom nee na ci loolu noonu bu nekkee tournage dana doon fa sori lu mel ni jam ñaajo
fa la nekkoon dafa jékki-jékki. foog kuy jàng foog mu yor kay. yooyu na ko wax ñeneen. waaye waaye nañu jël kay. ñun yàgg nañu liggéey. ak effectivement ay te ñëpp xam nañu cinéma lépp dañ koy waaj. lépp dafa calculer. fi mu ne bu caméra ñëwee jël ni gros plan. détail bu nekk dans le champ. ça compte dañ ko jël en compte. bu doon benn stylo nga teg fii sax. dañ ko jël en compte c'est calculé. alors donc mu yore affaire boobu daa di jox kuréelu LGBT yi visibilité à partir de infidèle. alors loolu tam ñun dugal nañ ko ci plainte bi. alors ñu ne tooñ la parce que mënoon nañ ko jox beneen tur ba ma tuddee tur sax indil na ma coow. effectivement amoon na coow voilà ñaareel ba même ndaw si ñi di ko tuumaal ci scénario bi ne dafay ngoro ak Rijal moo ko Rijal ñu bokk ndey ak baay te ku góor ak ku jigéen bokk ndey ak baay di ngoronte kooku c'est de l'inceste diine ngor dàq na ko diine xalaat na ko loolu tam tooñ la. alors donc yooyu yëpp a tax nag CNRA nag bind lu ñuy wax mise en demeure. mise en demeure mooy yii ñu wax ne yéen a ko def. xëy na épisode yi jàll moom béy woy na mbuus mais épisode yi di ñëw. boo leen ci defatee lu day ni tar fatal ay nii. sanction ba daloon Canal Horizon arrêté série 3 millions d'amende. ak Walfadjri ñu arrêté série bi 5 millions d'amende sanction yooyu moo leen di dal kon non infidèle dafa nekk loolu juge yi di wax en sursis mook maîtresse d'un homme marié sursis la. bu ñu yaboo ñu bañ a naawu de ndax dëkku yoon la moom moomuñu nit ñi. nit ñi am nañu droit nekk ay consommateur am yi doom ak i jarbaat. nga di leen agressé ci seen biir kër di jàllale ci télé bi yoo xam ne day yàq seen i jikko di daganal ngóor jigéen ak di rafetal njaaloo ak wax ju ñaaw alors consommateurs yi muy yow muy man muy ñeneen am nañu droit jëfandikoo li ñuy yoon may pour yuuxu alerter alors kon nag ñoom CNRA jox na leen mise en demeure loolu li muy tekki mooy comme bu tribunal àttee rek daal di wax kenn ne ko libre nga mais da nga nekk en sursis. alors condamné nañ la à 2 ans avec sursis mooy pendant ces 2 ans là boo fi defetee lu day ni tarfatal ay nii. li la fi indi woon bi yoon di nga mujj tëdd 2 ans yi kon loolu rek la mais amul benn plainte bu Jamra def di defal promotion ma Samba wala ma Demba amul. fa ñu dem ba tey gis nañ ni xale yi dañu toll ci jàng ak ñu yar leen série xale buy am. loolu tamit est-ce que méngoo na ak jamono xale boo xam ne dañ ko war a jàngal ñuy def joué loonu série rawatina ñu am ay yenn yoo xamante day am seen biir lu mel ni ay di attaque dafa ay soxorante wala benn xale fay ñeen ñu agressé ñeen loolu tamit. ci ay xale waaw xam nga malheureusement rahmatullahi alayhi Iba Der Thiam bi mu nekkee député am na liggéey bu mu doon liggéey. ak Jamra. voilà ba daanaka xëy na. question bi moom bett mais doon naa la indil texte bi Iba Der bi mu nekkee député dugaloon na benn proposition individuelle de loi pour que série yi ak film yi ak téléfilm yi mu am âge boo xam ne xale bu ko amul buñ la loolu surtout jamono ji sax dafa nekk farata voilà surtout bu dee série bu ami deret ami affaire sexe ak affaire yu ñaaw alors xale yi ñu bañ leen ci kii mais gis nga ba mu gaañoo affaire bi kii nax saa yi waaye man maa ngi seet projet bi bu ma gisee dinaa waaxu ba ca Babacar Diagne jox ko pour mu boole ko ci ay gànnaayam ndax moom mooy l'arbitre moom moo nekk le gendarme de l'audiovisuel yoon daf ko ne da nga fi nekk pour tëddee njaaxal avant ngeen dem ci justice wala yéen mën leen dem ci justice ci Babacar ci CNRA rek ngeen mën a dem waaw xam nga justice lépp xaju fa. lépp xaju fa waaw moo tax nag am na yu bari état bi daf ko démembré. daal di ko tegee de côté bu dee affaire audiovisuelle CNRA ngay dem jàmbati. bu dee affaire produit de consommation comme suma doomu ndey yu asko seen ñoom Momar Ndaw amoon na fi jamono ceeb bu bon ñu di ko fi jaay bu ñuy wax Buffalo. dafa rafet sakkan weex tàll. ndekete dañ ko rax ak cristaux de gel. cristaux de gel dafa nekk pépite comme ceeb. sew comme ceeb weex comme ceeb waaye du ceeb waaye nag ñoom bañ ko gëstoo nee nañ leen lii ndeke mën na joxe cancer alors ñoom xam nga du CNRA ñoom dañuy dem ministère du commerce intérieur fa lañ ko jàmbatee yoon jox leen ndam ministère ànd ak takk der yi ñu wër magasin yi grossistes yëpp nangu yëpp ba pare nag commerçant bu mag bi fi dugal conteneur bi yoon fëgg ko 40 millions d'amende voilà kon nag ñun ñoom demuñu tribunal loolu du tribunal moo koy gérer ñun tamit direction du commerce intérieur moo koy gérer ñun tamit produit de consommation audiovisuel yi dugg ci yóoru xale yi def si ñoom ay jikko yu bon CNRA moo koy rek. léegi am na kii bu bees tamit dérive bu am ci benn série tamit bu yàggul
def naa dem la xaw ma bëgg dem en tout cas daal yàggul dem maa ngi dégg ñu la ci laaj sax nga ni gisagoo kii bi loolu ba gisagoo ko ba léegi ci série Karma. ah kii Karma. waaw xam nga Karma day moom suñu xale yi doon def visionnage bi. ba ma jógee ci émission ba ci lañ ma indil extrait bi. waaw di ñaawteef yi Jamra yàgg di jàmbat rek. sëy presque góor ak góor ci yëfu yooyu tubaab yi di def xam nga ñun li ñuy roy. li ñuy rey. mooy roy dàq. tubaab di ko wax le mimétisme culturel. et puis culture boobu. waaw di def comme ni golo di def golo day roy doomu aadama booy xaqataay moom itam muy jéem a xaqataay di ko jéem a roy. loolu moo ñu roy. donte le am nañ indépendance am suñu gouvernement am yëpp. waaye dafa am ay intellectuel ay cadre li ñuy joxe le bon exemple. dañuy bëgg bët Occident rek lu Occident def rek ñu jàppane lu baax la. alors moo tax léegi yu bon yi am ci télénovelas yi. dañu tàmbali di ko def. waaye démbal la ko kii def Marodi. coow li ne kur ci dëkk bi kon li lu bon lii. yu coow li mu jur wane ne Sénégalais bëgguñu lu bon. léegi boobu jëlagu leen ci benn acte. voilà attention ba ma ñibbisee. parce que xam nga yéen ustaas yi yéen ñuy jàngal wama shahib na ila bi ma alib na. waaw fata bàyyeenu tam ñu jaaxum faas bu ne fata bàyyeenu. nee na jullit bi na ngay joxe acte ak seede ci li la wér. péng loo xam ne am nga ci yaqin bu wér. ne témoignez que de ceux dont vous êtes sûr de science certaine loolu laa jëfee keroog. effectivement ma ne ko alerté nga ma ne ko ba ma demee gëstu ko waaye ba ma ñibbisee bañ jullee tuuti ba noppi rek ma jot extrait vidéo yi immédiatement. fekk Babacar Diagne mu nga Burkina Faso dañ ko bool dafa bokk ci benn commission yi surveiller mission de contrôle des élections. falaa ko yónnee jot na ko. voilà léegi ñu ngi xaar ba mu ñëw. ñu kii ko waaye naka la ko jot rek. ba ma annoncé ne jot na ko rek. waa Marodi daal di daw dem ca YouTube ba supprimer affaire bi. supprimer ko dindi séquence ba pare delloowaat ko ci YouTube. waaw ma ne waa ba tey baax na ëpp baax na ci lambu tàng. mais yéen du ngeen am direct ak producteur série yi maanaam ngeen gis lu am loo xamante ni baaxul ak ci éducation xale yi ngeen jokkoo Marodi direct. pour daan na am kii daal maanaam. avant ngeen dem ci seen si ñoom la. ngeen kii daal lii nga wax lu rafet la parce que jamono. waaw ndem si yàlla si Babacar kii Cheikh Tidiane Diop. daaray Kocc ak jamono yi tey. moom daawul xaar ñun ñu alerté dama la ci jox benn misaal rek moom dafa am bés mu defar benn série guddul sax defe naa fukki épisode la ak benn wala ak ñaar mbirum sinébar lay wax. waaye li mu si jublu nag mooy yee xale yi ci musiba sinébar ni mu lay kann suloo ni muy yàq sa jikko ni muy yàq sa digganteeg nit ñi. effectivement ak sa santé. alors mais bi mu koy laata def tournage bi. dafa am woyof gu day ni daa ne mbirum sinébar la te Jamra moom wax dëgg yàlla ku nekk war nga leen nangul ne. lu ëpp ñaar fukki at ñu ngi xeex ci loolu. ba ñu ngeen préparé di nas benn loi sax pour ñu criminaliser ko xaaral ma dem. wax ak ñoom mu daal di am woyof gu rëy woo Abdoulatif ne ko man day lii mooy sama projet mais comme que dafa délicat te yéen xeex ngeen ci xuus ci lu yàgg xam ci lu bari dama bëggoon ngeen wax ma foo leen ne ma fekk leen ba wan leen scénario bi ngeen liir ko Latif ne ko xaraam yow yaa ñu mag fuuf te ñun lébu yi dañu am bàkk bu ñu fonk mooy rakk topp mag doom topp baay kon wax ñu foo ne ñu fekk la alors ba ñëwee mu wan ñu scénario bi ñu liir ko waaye nag liiruñu ko yem si fépp fu ñu gis naka su dul noonu ñu def croix alors mu daal di tenir compte de tout léegi nag ba épisode yëpp dawee ba jeex mais keroog la ñu gis lu yéeme ay xale yu jógee ay ñaari tali ay castor ay bopp lijjanti ba xam fu siège Jamra nañ ñaan audience Abdoulatif Gueye am na koo xam ne ba muy wax man fa la ma fekk da doon wax bay jooy daal di ne man wax dëgg yàlla grand damay jël cannabis bi jógee Ghana. bu ko sama poste jekkoo tamit ma jël l'hôpital bu Nigéria boole ko waaye daal lii ma gis ak jàngat bi ma gis ci série bi. sama fit juróom-ñaari fit dematul may bàyyi. waaye nag sama yaram daf koy laaj te samay parents seen loxo jotul seen ginnaaw te dégg naa cure de désintoxication 400 000 600 000 la yéen ONG ngeen bu demoon am ñu leen ma booleel alors Latif am ñu ma ko booleel ba ñu dimbali ko. ba macha allah. alors xale boobu. série dimbali na ko te li tax mu dimbali ko producteur bi dafa woyof rëyul. waaw dafa woyof ñëw na wax ak ñun. ndax xam na ne ñun ci loolu la ñuy liggéey. ñu sottante xalaat série ba génn daal di jouer daal di am ñaari kii yëpp ndam xam nga premier ndam bi mooy
dafa série dafa mel ni seetu ñoom inventé wuñu dara dañ koy teg nii rek la nekk ci société bi ñu kii ko ñu di ko refléter waaye daf ko articuler ci benn scénario bu rafet ba nga xam ne xale bu ko seetaan jëlee ci jom daal di fas yéene soppeeku alors léegi nag borom série yi ñoom nee nañ ñoom ñoo ëpp xel ñëpp ñoo gën a muus ñëpp alors lu leen neex def moo tax nit ñi di leen xaar ci bopp koñ bi rek saa wu ñu bëggee yëkkati luy gaañ xale yi ñu jëfandikoo li ñu yoon may léegi nag gis naa ne xeex bi baax na ci ndax am na ci ñoom ci ay producteurs yoo xam ne ñuy commencé ci épisodes yi di jubbanti waaye nag daf ci am benn bu reelu dama jàppal tuuru série bi waaye auditeurs yi bu ñu ko déggee dinañ ko xam kooku benn xaw ma ab ustaas la wala ilimaan am na daal lu mu doon wax ba yëkkati kàddu ne onze billahi mina seytaani rahim xoola boobu musiba au lieu de rajim maanaam daal moom yooyu maanaam jaxase alxuraan ak yu voilà ak nondu mu ngi bëgg a muslu ci yàlla au lieu muslu seytaane muy muslu ci yàlla alors beneen bi defe naa boobu maajoor ak joor la ustaas bi di am ku muy yedd noonu benn jeune waaw yow xale yu bëgg na la bëgg nga ko waaw lan moo la tere nga jël ko denc ko xanaa xam loolu l'islam may na la nga denc ñaari soxna yu bokk ndeeg bay xoolal boobu musiba ñu ngi dugal ci xale yi jàpp chariatul muhammadiyya di ko damat chariat waxul loolu dafa ni soo amee soxna booy denc yàlla dogal mu wàcc liggéey yoon may na la nga dellu ca famille ba mu jóge woon donte la fekk nga fa koo xam ne ñoo bokk ndeeg bay nga ñaanaat ko soxna ñu may la ko waaye xaraam na ñaar ñu bokk ndeeg baay di fekkante ci benn buumu sëy nga takk noonu kon nag ñoom ñu ngi bëgg a defar waaye booy bëgg a defar bul rëy ñëwal ci ustaas yu laa biir yu mel ni Ibrahima Sall nga ne suñu séquence bi day lii lañ ci bëgg a def ak lii ustaas ne la baax na de waaye nag nii la ko charia waxee bu ko defee boo ko jàll leen mu rafet waaye ñoom defar lañ ci jubloon waaye saafara ju jur jàngoro la mujjee doon waaye nag ñun ñu ngi leen di encouragé ñun Jamra parce que gis nañu ne yu bon yaa ngi wàññeeku waxi njaaloo ngi wàññeeku saaga yaa ngi wàññeeku comme li amoon ci kaw te saaga ndey mu ngi wàññeeku ak i tamit am jëkkër am juróomi far di ko rafetal di ko xaqataay mu ngi wàññeeku ak jàpp actrice buy def lu bon ba xale yi seetaan di ko admirer ci lu bonam def ko référence yooyu yëpp ñu ngi koy changé non seulement changé nañ ko sax waaye ñu ngi commencé di dugal ay séquences yuy yedd xale yi ak di leen xiir ci ay jikko lu baax yu baax waaye encore une fois nañu waxtaan ak i mag ak i ñu mel ni oustaz Ibrahima Sall ñu mel ni oustaz Aliou Sall ñu mel ni oustaz Iran Ndaw ngeen di leen conseiller gratuitement bu ko defee ñu bañ a def erreur ñun loolu rek la leen di conseiller macha allah léegi am na leen ni est-ce que xalaatoo ni maanaam Jamra organiser benn séminaire wala lu mënti doon ak maison de producteurs yi production yëpp mun leen woo mais ñi nga xam ne ñi ci gën a fés lu mel ni ñoom Marodi ak Events Pro ñoom ñëpp daal ngeen am benn séminaire boo xam ne dañuy daje fenn xam ni Jamra nekkul opposant producteurs yi. voilà day défendre est-ce que loolu yéen a ngi ci bàyyi xel. pour ngeen dajaloo fenn. yaa ngi may fàttali sax te maa ngi ciy gërëm sa naataango Oumy Résina Samb moom def na loolu. alors suñu plainte bi bari coow daaw 2019. ak maîtresse d'un homme marié bu Marodi TV. alors moom organisé wu na lël bu mel nii ngay wax. fii ci maison de la presse. ci Corniche Soumbédioune mu invité ma. après ay actrices ñëw ay producteurs ay étudiants et cetera. alors ñu ubbi waxtaan. voilà ma xamal leen ne ñun on n'a rien contre vous. au contraire. Latif de son vivant yàgg na di kaas ci Abdou Diouf ak Ablaye Wade. ne war nañu utal budget. dégg nga les producteurs de séries les productions télévisuelles locales. ndax dafa am solo télévision dafa bari doole. ni mu mën a soppee ay jikko. jëmale la ci yoon bu baax. dafa garaaw bu erreur amee noonu la mën a jàppe sa jikko. toroxal ko et puis xale yi li am ci série moom leen foowee. voilà terme yi nii wax boo demee ci mbedd yi moom leen ko waxal. da ngay xool réewu leen série boo xam ne producteur bi carrément la jël ay acteurs yuy joué ay rôle góor jigéen. subhanallah ba pare seen yaay gën leen a ñàkk fayda mu ngay yee doom ji kat seen surnom yu bon yooyu naan ko rafet kaar xaw ma xale bu rafet jógal yow diw ak lay seet mu jóg naan yaay ji waaye bu ma diw di seet nag nii nga may yee yow yaay ko xamadi nga c'est-à-dire ñaari musiba la mbirum góor jigéen ak tamit di kasaraal l'autorité parentale muy réewu leen alors kon yooyu yëpp c'est des choses à corriger parce que ñoom
li ñu bëgg a véhiculer comme message xëy na éduquer nit ñi lañ ci jublu waaye comme ni leen ko Babacar Diagne di waxee bu CNRA nee na leen bu dee da ngeen bëgg a éduquer ngeen yaakaar ne rek foog ngeen jaare la ko ci génne lu bon fësal ko waaye lu bon bu baree ba tar nga ne déedéet xaar leen rek sa dernier épisode ba fa la lépp di baax mais waaja balaa egg foofu mu jéppi la daal di génn dem. jéppi la effectivement. voilà moo tax il faut doser. en tout cas daal loolu moom dana ci am solo. alerte ak dégoût da nga koy doser équilibre ko mais s'il y a beaucoup de dégoût. dafay mujj prendre le dessus sur l'alerte. en tout cas loolu moom dana ci am solo wala yéen bu ngeen ko mënta. waaye ñu ngi remercier ko Oumy Régina Samb bu baax ci lël bi nga wax def na ko. bu ko mënee defaay itam ñun. wala CNRA sax peut-être war na ko mën a def. dajale leen mën na ko def ak CNRA ñoom ak producteurs yi. mu ngoog télévision yi sax mën nañu ci boole. voilà parce que ñun on est demandeur de rien du tout. ñun ay maag yow yem ay père de famille lañ. nekk ci suñu droit. parce que texte bi régir fonctionnement CNRA assemblée ko voté. ñu ne ko yow CNRA li tax état bi teg la fi. mooy ngay sàmm suñuy valeur mooy lépp luy jàll dans les régulation sax waaw ngay réguler lépp luy jàll dans les outils télévisuels de masse nga fexe ba muy bañ a porter atteinte à la santé mentale et morale de nos enfants loolu yow yaa ko moom man maa ko moom ñeneen ko moom mooy suñuy texte producteurs yi nag moomuñu nit ñi ku jóg nag ne am naa samay lobby milliardaire des lobby financiers yu ne sama ginnaaw di ma financer sama yoon lu ma neex laay def bu boobaa fii la ñuy fekk la fi keneen. est-ce que jàppoon li nga wax nii daa am affaire yu ne ci ginnaaw ñoo xamante ni ñu bëgg a dugal ay jikko mun ñu ko jaar fenn. niru na ko de. ñu jaar ko parce que xam nga mosu fi am depuis jamono daaray ko ca jamonoy tey. ñuy jàllale ay seen mën na nekk seen initiative mais am ñoo xamante ni ñoo bëgg a véhiculer message ñu jaar ci. mën na ne ñun dàquñu loolu waaye ñu ngi koy gëstu. alors mën nañu bëgg a jàllale ay message LGBT. daal di ko jàllale ci série yi mën na ne. mën nañ bëgg a jàlle ay message yu franc-maçon ndax amoon na fi jamono soupçonné woon nañu Pod et Marichou que dañuy jàllale message yu demee noonu waaye suñu commission de visionnage dem na ba sori ba ci biir daal di mujj dellu ginnaaw donc gisuñu que ñu maintenir en permanence cette tendance là moo tax coow mujj ci am alors donc loolu nga wax c'est pas exclu parce que même boo demee dans de grandes démocraties am na ay lobby homosexuels des lobby maçonniques yu bëgg a jàllale message yu yàq société ndax yooyu xeex diine moo leen tax a jóg ñu ne nañu jaar financer tel producteur moo tax ñun aussi on a le droit d'être vigilant pour yàqkat yooyu bañ a yàq suñu société. léegi bu dee ñu tëj complètement chapitre télé yooyu ak série léegi gisoo nañu tamit leneen mi yàq jikko yi te lu gën a garaaw xam nga télévision mën ngeen dem ci CNRA mu amaana wala mu réglé ko waaye internet yi xale yi ni ñu ciy def ak tamit terme yi ñu ciy wax ak tamit sidi di jël ay xale ñoo xamante ni maanaam day mentalement sax day mel ni ñoom wéruñu dañ def ay stade dañ def ay interview ñoom ci seen bopp sax bu ñuy def interview animateur xamul journaliste ñooñu dañ leen jàpp di leen di dóor wala ñu leen wax ay mots yu garaaw damay bañ tudd tur nit. waaw waaye luy xew daal ci biir internet léegi internet moom ngeen amagu leen ci solution. waaw xam nga. wala ngeen def sensibilisation bu ñu defee ne internet lu neex waaye def dara du la ci fekk. gis nga defe naa mois de juin la. fii ci Mermoz xale bu jigéen boobu nga xam ne xel mi dafa des. ñu tuumaal ko ci benn magasin ne da doon jéem a sàcc. waaw boo jàppee nit ki nangu sa marchandise am yóbbu ko ci arrière cour ba tëral ko ci karo ya yeew ko. ndem li ngay wax ne jàpp nga sàcc dëgg la ci yow li ci war a tegu kay mooy nga dugal ko ci taxi wala ci oto yóbbu police waaye nga tëral ko fa futti ko fa caméra xaw yi suturaam filmer ko dugal ko ci li ngay wax léegi réseaux sociaux yi defe ne rëcc nañu waaye nag ba vidéo ba defee buzz maa ngi gërëm suma xarit suma doomu ndey Seydi Gassama bu Amnesty International di gërëm Ndeye Amy Sakho bu association des juristes sénégalaises ak ñeneen ñoo def coalition daal di saisir justice après nag brigade de cybercriminalité gëstu ba identifier ñi ko def ñu jàppaleen ba fi mu. est-ce que bu ngeen gisee dara ci internet comme ça lu mel ni ñàkki teggin yooyu saaga yi ñu ciy def ak comme ça ñu meloon amu leen possibilité comme ni ngeen def CNRA ngeen dem ci cybercriminalité. waaw ñaari démarche la CNRA pour affaire. waaw pour télé la comme ça télé yi tëj boobu. ñooñu télé yi la. waaw waaye bu dee ci internet
yoon may na la may na ma may keneen. ngeen nga saisir la brigade de cybercriminalité. su ko def waaw def nañ ko wax naa la nettil naa la bii léegi. alors léegi tamit am na beneen bu état bi créé muy la CDEPS la commission de protection des données personnelles bu soxna Awa Ndiaye jiite. gisuloo ba coowu xale ba féetee boor. waaw moom dafa génn communiqué dal di saisir site yi nekk fii yëpp Seneweb ak Dakar Actu ak ñëpp ne leen xale boobu ñu futti xaw yi suturaam te muy circuler ci réseau yi yéen les sites en ligne ñu ngi leen di sas ngeen dindi ko ci seen serveur parce que c'est une violation du droit à l'image ñu daal di ko dindi waaye yemul ca lool de mu bind plateforme yu mag a mag yi ay YouTube ak Google au nom de l'état du Sénégal effectivement ne leen na ngeen ko dindi voilà kon état du Sénégal a ngi ci def ay jéego yu am solo waaye li ci am solo yi aussi mooy nit ñi tamit jéem a def preuve d'autodiscipline particulièrement animateurs yi ndax mënoo nekk animateur invité koo xam ne saagakat la waxkatu lu ñaaw la yow nga ne yaa ngi wut ay vues ak ay buzz tàllal ko micro di ko ërtal ci ay questions yu indécente ba moom mu mujjee énervé songa la mbéj la waaw en direct ñëpp di ko seetaan kon loolu war na la wan ne yow war nga seetaan sa bopp nañu bàyyi ku jóg ñu tàllal la micro maa ngi dégg benn sénateur buy wax naan internet day moo tooñ nit ñi ñu ne ko lu tax mu ne ña nga xam ne ba ñu nekkee ca bistro ba kenn daaw leen may sax sañ-sañ ñu yëkkati kaddu ndax bu ñuy ŋaam ñu di leen mbéj ndax musiba la ñuy wax léegi kooka day ñëw ca internet ba nekk fa buur di wax dafa jox ñëpp kaddu loolu di dal ci kaw kii ku bon la kii naafeq la di atte nit ñi mel ni rek yow jarbaatu yonente bi nga doomu yàlla la yaay décidé ku imaanam sell ak ku imaanam sellul di xarab ma sàmba di xarab ma demba kii baaxul kii nit ku bon la te fekk yow ci sa bopp ku toppoon sa dossier musibaam alors yooyu yëpp li ko waral moo di animateurs yi nga xam ne ñooy dem di questionner nit ñi avec seen plateforme web ñoo war a commencer def fayda ci seet ku ñu war a tàllal micro ak ku ñu war a tàllal micro et puis ñoom bu ndawee sax da ngay gis ñoom ñeen waa ji di ñàkkale fayda ku wax ne sànq mu dóor la wala mu soit mu tëdd loolu mu di ko def daal maanaam loo xamante ni yow ñëpp ko gis yow sa bopp sax waaw waroo nangu ñu def la yow miy interview day mujjee animateur yi si boppam ka ngay interroger moo mujjee sax di la ñàkkal fayda di la ridiculiser ñoom day mel lu leen def rek lu leen def rek nga nekk fa naan kex di ree te yëpp pour bëgg bu kii bi génne alors nga am vue yu bari waaye lu ko jar d'abord yow sa daraja dana damm en tant que animateur ñaareel ba di nga may kooku benn plateforme boo xam ne dana ci am buzz te fekk la muy wax la muy yàq moo ëpp la muy defar alors loolu aussi léeg-léeg yàlla daal di leen ci indi nattu wax nga animatrice bi sànq di poser question koo xam ne am laaj bu mu ko laaj kooku jóg mbéj ko xam nga loolu rek kooku àtte na boppam wane na ne que yoon boobu ñu jaar ñoom animateurs yi du yoon bu baax nañuy segg dëgg la démocratie la ñu ne waaye nañuy seet nu ñu mën a fexe ba respecter auditeurs yi ak téléspectateurs di leen wan loo xam ne njariñ la waaye nga ut koo xam ne tàllal ko micro te saaga rek a génn ci la même wax ju ñaaw ak xaw yi sutura doomu jàmbur loolu baaxul loolu jàpp ne askan bi ñoom ñoo ci maanaam population bi ñoom ñoo def li àll tax ba xam daal ndax maintenant seetaan ki doon def producteur bi produire ñoom infidèle ak yooyu mu ni am na série bu mu def série bu am kii damay bañ a tudd tur bi série daal bu kii la idole série daal bu kii daal la boo xamante ne. waaw dafa nekk idole ba mu génnee amoon na nombre de vues bu yemambaay. mais bi mu commencé dugg ci waaye infidèle wax ju ñaaw ja ak jigéen jay dugal loxoom am ñàkk jom dugal ko ci silibam génn coton hygiénique mu tax rip ak deret parce que dafa bëggoon gàntal far wi ko doon bëgg a sàkku ak yeneen yu bon yu ne ci biir yoo xam ne teggin mayul ma di ko wax fii mu gis ne vues yi yéeg 1 million et quelque ñu ne defe neen ñoo ci ne population bi loolu du ndam am na benn waaye bu ma posé question ma ne ko yéen journalistes yi amu fi koo leen fi ku lëmbale woon dëkk bi tollu États-Unis di defi live di daggi saaga yu bon président de la République ak i autorité ak i kilifa diine yéen noo leen ko tuddee woon mu ne waaw c'est l'insulteur public numéro 1 Assane Diouf ma ne ko waaw ma ne ko Assane Diouf ku ko ëpp ay vues ne wax nga dëgg de ma ne ko est-ce que loolu dafa tekki ne Sénégalais yi bëgg nañ wax ju ñaaw ak saaga
mais li tax ñu koy consommer kon. ma ne ko bëgguñu ko. ma ne ko nag kon liy indi vues yi ak ñu di ko consommer mooy suñu défaut yow ak sama défaut man ak suñu défaut sénégalais dañu sopp dañ kump. comme man fi mu ne bu ma jékki-jékki rek jot la téléphone waaw Ibrahima Sall na nga def waaw dégg naa diw day dafa def vidéo di saaga diw nga ne waaw saaga yu metti kay rek ma daal di daw connecté ji bu ma paree nettali ko keneen kooku daw connecté ji dañ kump rek la waaye sénégalais bëgguñu lu bon sénégalais dafa bëgg lu baax waaye suñu défaut yow man ak ku ne mooy dañ kump kon nag ñiy bàkkoo naan def naa telle série amul woon vue ma def bii am vue bul bàkku de lu bon la nga fa wane nit ñi bëggoon dem dañ kumpa xool ko moo tax vue yu yokk waaye du lu baax ndax diine nee na lu bon nga bañ koo wane moo gën nga bañ ko def moo gën boo demee ba pexe ñàkk nag nga xam ne mënoo ko bañ a def waaw nga nëbb ko bañ ko wane voilà kon nag yii yëpp day jeex lii ñuy faraatu ñoom ci seeni série yeeg promoteurs yeeg ak annonceurs yi ñu di ci ami seeni xaalis day jeex tôt ou tard yawmal xiyaam bés penc day ñëw ku ci nekk la nga yàq ci ay jikko la nga sànk ci ay doomu jàmbur loolu yëpp bu boobaa suñu borom ku nekk dana la régler te jaru ko dara lu bon loo def rek ay nit toppandoo ci ñi ko toppandoo bàkkaar bu ñu ci am rek yow tamit da nga am pourcentage da nga ci am parce que suñu borom moo wax Seydina Muhammad tam dëggal ko ci addis yi nit ki loo def ci xiir nit ngir mu tegu ci siraatal mustaqim ci yiw ak i jikko yu baax malaaka yërmande bu ñu ko tiimee di ko bindal yiw lu ñu ko bindal ci ay yiw rek yow da nga am pourcentage bu ñu la teq jox la ko te du wàññi dara ca yiw kër kazalika ñu ngi safaan bi tamit alors kazalika safaan ba ku xiir nit ci jikko ju bon ku xiir nit ci banaliser fen banaliser moy ak yeneen yu bon ci wàllu jikko boo ko ci xiiree ba mu jóge ci jikko ba ci siri bi di ko def daal di am jikko yooyu lu ko malaaka yi bindal ci bakkaar yow dinañ la bindal 1000 fois plus parce que yaa sooke mbir mi alors sóoraale yàlla dafa am solo di am xaalis ak di am feek tabax sa étage ak jënd sa oto yëpp amul kenn kuy dugg ci armeel lu di yóbbaale lu ëpp juróom-ñaari mètre porte-cale yi ñu lay lëmase dafa mat a bàyyi xel alors moo tax nag ñun ñëpp war nañ bàyyi xel ñu producteur audiovisuel yeeg yéen ñiy wax ci rajo yeeg ak ñun yi nekk ci en contact avec les populations war nañu bàyyi xel ne suñu borom nee na macha allah ku ci nekk ci ñun daf la considérer comme un berger comme sàmm te sàmm bu ne bu ëllëgee suñu borom dana la ma la dénkoon moomoo ko dama la joxoon pour nga sàmm ko rek léegi noo ko sàmmee woon. nga rendre compte. loolu dafa mat a bàyyi xel. léegi macha allah ñu tëj sapir boobu tamit ñu ngi leen di waxaat mbokk yi yéen ñuy topp ci Seneweb rajo ak ci Facebook Seneweb ci YouTube Seneweb ñu ngi ci seen émission bi di autour de l'islam tey ñu am mbégte loolu di recevoir imam Makhtar Gueye bu Jamra waxtaan bi dañuy continuer rek ci yeneen point ñu ngi ziar baax ñu ngi ziar seetaan ci Facebook ñoom Khadim Lo Mor Sall ak Serigne Saliou Lo ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar baax ak Serigne Cheikhouna Ndiaye. waaw sëñ bi caricature Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na fi actualité donte lu passé la waaye dañuy ñëw ci rassemblement bi ngeen fi defoon n'est-ce pas bokk ngeen ci organisateurs yi mu réussir lool macha allah ñëpp wuyu si mu am solo léegi kii bi mu jeexee dafa am yoo xamante ne dañ ko daan dégg ci way politique yi bu ñu defee manifestation pare ay coow ci am lu mel ni ndaje diine loolu est-ce que amoon na fa place lu mel ni cas Abdou Karim Gueye li tax joxuñu ko parole loolu nit ñaa ngi koy wax te it et puis génn na tamit di attaqué ñi bokkoon ci organisateur ku mel ni Oustaz Aliou Sall yéen yow ñu bokkoon ci xam bokkoon nga ci ñi organiser mbir moom loolu yan kii nga ci mën a andi. waaw xam nga man mii xam nga joxuñu ma parole. effectivement nga déggoo ma taxaw fenn di wax. te bokk nga ci te organiser. ñun ñoo jëkk le 26. déclenché les hostilités comme ni ko militaires yi di waxee. dem fii ci ambassade France. déposé fa si turu jullit yëpp benn lettre de protestation di mettitlu nataal ak ñàkke teggin bi ñu ñàkke teggin ngeen ji bindeef ndax bu ñu sañoon bu ñuy dem foofu ci ambassade ba lëkkaloo ak suñuy naataangoo yi yëngatu ci mouvement islamique bi waaye booba dañu nekkoon à 3 jours màggal gi gàmmu gi c'était le lundi 26 gàmmu gi di le 29 muy ñetti fan dara xaju fi moo taxoon ñu dem def yi lu Kocc Barma tuddee ñaxtu ndëgëndiku tubaab tuddee ko une réaction à chaud voilà léegi nag ba ma génnee sa naataangoo yi tàll ma micro ma ne leen waaw lii lu ñu mënul woon ñàkk def la ndax monde arabe bi yëpp ngi nekk en ébullition te ñoom Algérie Tunisie Qatar
Turquie gënuñoo gëm yàlla. alors moo tax nag ñun ñu def lii en attendant ba ñëpp jógee ci gàmmu gi ñu demoon Ndiassane ak Touba ak Tivaouane ñëpp ñibbisi. ñu xool nag ni ñuy mën a lëkkale doole yi. daal di marquer le coup. daal di def une réaction une réplique pacifique dëgg la waaye forte et massive. alors ba ñu defee boobu déclaration ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne am na ay leader d'association islamique yu bari yu ma woo mais daal dañu bëgg léegi seet ñi mën def ba daje ngir yaatal mbir mi. voilà bañ ko yaatale nag ba jàpp bés ne dañuy def manifestation. le samedi 7. voilà foofu ci place l'Obélisque yàlla defoon ñu sutura mbooloo mi bari loolu. waaye nag nekkuma fa di ñaan parole ak di nangam mar li ma amaloon solo. mooy mu nekk ndamul islam rek. parce que ndamul islam di ko sàkku ci xeetu jaamu yàlla yi gën a kawe la waaye nag boo jiitalee sa bakken rek suñu borom daal di rocc yiw bi yëpp. voilà moo tax man nag dama jàpp ne bu ñu ma joxee parole baax na bu ñu ma joxul parole it baax na. li ci amal solo message bi jàll na. l'islam am na ndam. mobilisation bi police moom ci boppam mësul gis lu mel noonu. lu ko daralee dégg nga ci monument ba dem ba rond point banque Société Générale nga romb ko dem ba BCEAO ba champ de course à perte de vue lépp laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi di riir. loolu saawaay ku mu doyul. gisuma lu la doy moo tax man. situation yu mel noonu ñi jox ma parole ak ñàkk maa jox. léegi yeneen kàddu yu mu doon wax ci ñi lu mel ni ci Oustaz Alioune Sall ak yooyu tamit. nu ngeen ko xalaat yéen nga xam bokk ngeen ci organisateur maanaam ki imaam kii war a jël kàddu kii war a jël kàddu. waaw mooy li ma wax rek xam nga yu mel ni bu ñu bëggee malaaka yërmande yi tiim ñu jàppale ñu te di barkeel suñu ay mébét. dañu war a fab suñuy bakken ak suñu wutum daraja. tegee ko ne. effectivement su boobaa rek yàlla daal di ñu ubbil. ay buntu xéwal daal di ñu defal ndam da ngay jël kaawu Iran ay wuute yu bari am na fa diggante chiite ak sunnite ak ay kurde waaye ba ñu ne ñàkkee nañ teggin gën ji bindeef yooyu dañu fob lépp teg fee daal di def dànk yeneen dëkk noonu alors loolu nag fii foog ñu jël boobu habitude moo tax conférence de presse ba ko jiitu wax nañ ko man maa jàng déclaration liminaire bi fii ci institut islamique waaw ba ma fa jógee tamit émission yi ma jot a def ci télévision yi wax naa ko fa dama leen nii Sénégal yàlla may na leen. fu jàngatee absence bu président Macky Sall te yéen a ngi ko doon xaar. waaw xam nga Macky Sall day wax dëgg yàlla ñun bañ fi jëkkee def organisation manifestation anti Charlie. ci mois de le 25 janvier 2015. man mii maa ko wax pas du téléphone de du kii sama làmmiñ ak noppam pour mu ñëw. alors mu ne ma dañ may doog a yëgal nii dëju buuru Makk le roi Ben Abdelaziz. ma ne ko waaw nga yónni Seydou Gueye mu ne ma je vais faire mieux ma ne ko ah bon mu ne premier ministre mooy ñëw représenté ma fa. macha allah ma ne ko baax na ci parce que fële xam nañ nekk da nga fa demoon peut-être. mais bii nii dégg naa bind ngeen ko façon. waaw mais da nga fa demoon pour des raisons protocolaires waaye ñun bi ñuy organiser anti Charlie la kon nag na nga ñëw wane ne que. bokkoo camp Charlie waaye yaa ngi bokk dans le camp de Seydina Mohamed kon yónnee woon na ndaw alors bii yoon nag woowuñu ko ci rajo yem ci ak ci suñuy message dañu ko saisir par écrit ñëwul yónneewul alors ñu jékki teg ci ay fan yu néew ñu ne ndeyu mbi léegi di Macron invité na ko benn forum sur la paix Sénégal gi yëpp di ko may nopp mu dem waaye nag wax dëgg yàlla bu dee waxal yàlla rek a tax gis nañu ne am na kàddu yu mu fa yëkkati yu xaw a am solo. mais kàddu yi jàppoon ni Sénégal la ko doon yëkkati. waaw moo tax man noonu laa waxee ci. et puis discours ba wax na tamit lu am solo ci li mu wax ne tolérance ci suñu différence yi loolu tamit jàppoon dafa léger boobu. waaw li tax mu wax loolu xam nga fi mu ne les intellectuels d'extrême droite. ak islamo-gaulogue yi. dañuy taafantaloo terrorisme bi nga xam ne kenn àndu ci. pour bëgg a fab l'islam yëpp daal di ko dëkkal fu mu dëkkul. daal di fab tous les pays musulmans def leen dans le même panier. alors moo waral Macky Sall baat boobu mu yëkki pour réaffirmer que Sénégal dafay prôner un islam tolérant kon nag l'islam tolérant boobu la ñu bëgg a
Europe def preuve de la même tolérance bi nga xam ne ñun. yéen ñu doon organiser moom nu ngeen jàng ñëwam bi lu ngeen ci kii wala ba tey kii yu leen ci dara. ah waaw xam nga ñëwam bi day moom ñàkk ñëwam bi nga bëgg a wax. waaw ñàkk ñëwam bi waaw ñàkk ñëwam bi kay wax naa ko ay yoon télévision sa naataango. jàpp kontaan occasion bu mu raté la bu mënoon a saisir. occasion la li nga koy waxal lu bari ci wàllu boobu yoonum nekku ci. parce que maa ngi mujj sax def ci jàngat sa naataango bi bu TFM da doon mujj sax di ree dama ko ne ba mu demee Paris. bu dee waxal yàlla rek a tax. man rafetlu naa le fait que mu exiger de la part de l'Europe pour utiliser ses propres termes le respect de la différence ñaareel ba itam mu ne na Europe def preuve de tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante voilà naka jekk président Macky Sall ni ko sa naataango bindkat yi di waxee moo nekk la clé de voûte des institutions ku ko wooteeloon ak ku ko contre moom mooy le président de tous les Sénégalais. Par conséquent bu xësee ba génn frontière Sénégal dem beneen réew mooy suñu porte-parole ñun ñëpp. Effectivement baat ba mu fa yëkki ça nous engage ñun ñëpp ñi ànd ak moom ak ñi àndul ak moom. Par conséquent ñun am nañu droit. bu demee foofu ba ñëw. ñu noté ko. ni nga xam ne yéen ustaas yi noonu ngeen noté élèves yi di leen defal très bien à bien passable ñun am nañ droit noté ko sa naataango bi ne ma nag ban note nga koy jox ma ne ko peut mieux faire. mu ne ah lu waral loolu ma ne ko déet peut mieux faire parce que. werante amul ne kàddu yi mu fa yëkkati dëgër na baax na waaye ka mu wuy ji woon di Emmanuel Macron ñun kooku la ñu amal problème alors ñun ñoo ko jëkk a jébbal lettre d'invitation au moins avant muy dem mënoon na jël téléphone ne dafa xat nangam waaye wala mu yebal leen waaw wala naa yebal diw waaye mu dem ca waaja te kooka du moom moo koy fal ñun ñii ñoo koy fal waaw ma ne ñagas boobu rek laa ci gis waaye dem ba mu dem baax na kàddu yi mu fa yëkkati di exiger du respect et de la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante et du respect des différences loolu waxi fulla la baax na waaye doon na gën a baax bu fekkoon avant muy dem wax na ak ñun wala boog bu xatee ci moom mu am ndaw lu mu yebal waaye nag comme que yoon du yemul ci benn te ñun pareeguñu ci Macron alors kon xëy na dina am occasion après. dafa mel tamit ci wàllu politique occasion bu comme moom rafet na ko dafa mel ni Ousmane Sonko moom saisir na ko moom ñëw na te gis na ñëw tamit nit ñi rafet lañ ko. waaw même ñi dul jullit. sama xarit Guy Marius Sagna ñëw na. te Guy Marius Sagna dafa def lu rafet. effectivement ndax ñoom. lu jiitu ñun ñuy déposer demande d'autorisation pour occuper place l'Obélisque. moom kuréelam boobu. dañu déposer woon lu jiitu suñu lettre. préfet. ba préfet woowoon na leen sax. ba ñu def l'enquête de routine. waaye ba mu yégee ne ñun dañu organiser le même jour. organiser ci même place bi. mu daal di am taxawaay bu rafet bu day ni wax ma moom ci làmmiñu boppam. ne ma ñun dinañu teg suñu bos ci suuf. macha allah daal di jiital lii nga xam ne. macha allah dontale man bokk maa ngi yéen dina waaye maa ngi rafetlu. kuy taafantaloo liberté d'expression. dem di saaga pas-pasu jàmbur. loolu taxawaay bu rafet la te pourtant moom bokkul ak ñun ci dina ci. ndeysaan loolu dañuy jeexal dañuy kii rek ci actualité mbëkk mi tamit ñiy dem ci gaal yi nga xamante ni ñu ci bari dañ ciy faatu 480 ba Sénégal yi defal leen deuil national virtuel sax nga xam ne état bi décrété wu ko ba léegi nag jàppoon ni maanaam éducation bi moom moo tax xale yi dem gis leen lor ñu ci dem est-ce que bu leen éduqué woon ci l'islam wax leen ni nit loo ñàkk ak loo am lépp ci yàlla la jóge lépp lu am ci yow rek sa wëyoo nu muy dundee ak lépp ci dogal la di leen am intention yooyu gis lu leen faat ñu di ciy def. waaw man day defe naa ne mbir mi ay waaraate du ko réglé. ak di xiir nit ñi day leen muñ day leen nangam. réglé wu ko de. lu koy réglé. xale yi dañu nekk ci ay problème dañu am un problème de survie da ngay gis ku jàng ba sa tubéy yëpp xotteeku. ba amatoo dal la ndax jaabante école dem ak ñëw am say lijaasa mënoo fexe ba am débouché keroog laa dégg benn interview bu daw yaram benn xale. defe naa amagul sax fanweeri at waaye moom ci dañ ko refoulé rescapé la waaw gaal ga mu duggoon te gaal ga suux nangami bakken rot fa moom ci ñi muccandi ci ñi ci jot a mucc ci la bokk bañ ko laajee lu taxoon nga dem nee na man dama am master 1 xam nga master 2 en tout cas lijaasa yu kawe la wax am tamit licence dégg naa sa ay kii étudiant voilà nee na dama wër liggéey ba sonn ñaari at aw ma dara fu ma mujjee marché Thiaroye di fa jaay poisson séché keccax jën
poisson séché ak kaani ak poobar. waaye nag dama yore ay mag muy samay waajur mënuma leen abandonné te itam dama taxawal njaboot am soxna ak bant ñaari bant loolu tax profond la daal. alors kon kooku boo fi nekkee naan ko waaw aaya nangam nee na da ngay muñ da ngay nangam fii lay dugg génn fii il faut des solutions concrètes solution yooyu nag ñun ñi ngi profiter seen antenne bi sàkkuwaat ci président Macky Sall conseil de ministre ni mu defoon def na benn structure conseil présidentiel yi mu fi defoon sur la sécurité mooy jamono ba insécurité bi lëmbee dëkk bi rey yu ñaaw yeeg xale yi nga xam ne teg na benn structure bu bees mais jàpp nañu tamit yooyu structure yu bari yi ci wàllum emploi des jeunes loolu tamit waaw dégg naa taxaw ni structure bu bees waaye structure bu bees boobu la balaa muy gën a mën a wuyoo turam na ci copte acteurs yëpp yi nga xam ne de près ou de loin laal nañ ci mbirum kii bi nu mu tuddati immigration bi muy association sportive et culturelle yi ci quartier yi muy bàjjunu artisans yi ñëpp surtout muy artisans yi mais surtout les syndicats ou alors les associations de pêcheurs artisanaux parce que boo xoolee tefes gi yëpp ñoom ñoo yóbbuwaate sama mbokku lébu yi ko dalee Yaraax Caaro yi les villages traditionnels Wakaam Ngor Yoof fii ba goxu Mbaaj ba Ndar li ci gën a low ci 490 yi faatu. et puis ñoom sax ñoom ñooy première kii ndax ñoom ñooy yóbbuwaate. mooy première victime yi. mun pare woon fexe woon ba nappkat yi bëgguñoo dem rek. kenn dootul dem moom. te ñooñu li tax ñu gën cee loru. parce que la ñu daan foraatu di ci. suturloo ak as néew muy jën yi géej gi daal état bi daf ko jaay. géej gi toujours loolu la ñuy wax. état bi jaay na ko ndax bateau de pêche chinois yi ak yu européens yi nekk ay usine bateau usine bari doole am ay jumtuwaay yu xarala ay wàllu électronique pour di mën identifier les bancs de poisson dañuy dem ba foofu rek wàcce seen i. waxtu bi njëkkanteeg. alors ñooñu. état bi war na seetaat boppam suspendre licence de pêche yëpp. surtout lébu yi. ndax fi mu ne da ngay teel a xëy gétti ba timis nga doog a ñëw. am benn mbell ak ñaari gis ak yu ñàkk fayda nga xam ne bu ko sa soxna demee marché jaay ko njëgu añ rek nga ci am alors ñooñu ñoo gën a loru kon nag structure bu bees bi mu créé benn la ak suñu proposition rek de conseil présidentiel kon na ci dugal ñooñu ñu pencoo ko dem fu mel nii Diamniadio wala salle de conférence bu CICES pencoo ko ñaari fan def séminaire bu ñu paree nag jël ay matuwaay pêcheurs artisanaux yi bu dee dañu bëgg état financer leen pour que seen i coopérative yi jënd ay chalutier pour ñu mën di wujjee ak chinois yi ñu seet ban banque lañ leen di booleel ñu mën leen a financer waaye nag bu ñu nekkee naan nañu criminaliser les passeurs. lu muy jariñ parce que passeurs yi ñoom tant que client ngi ñëw dañ leen di yóbbu. ay difficulté moo tax ñu koy def. voilà kon nañ ko waxtaanee rek. parce que yéen oustaz yéen ñu jàngal xaw ma sax ndax baat bi ni ma ko waxee jub na wa amruhum shura baynahum waaw fa iza azamt fatawakkal Allah mu ngoog kon nag nañu farataal shura ak waxtaan. buñ demee nag ba li ñu war yëpp ñu def ko. ñu doog a wàkkirlu ci yàlla. léegi dañuy mujj ci poñ bu mujj rek ci wàllu politique gis na ni Jamra daana politique yow tamit daa nga politique ci CAP 21 ak yooyu nekkoon nga fi PCA bu CICES su ma juumu dafa mel ni yow kii politique da nga koo teg wala Jamra ñoo ko tegee waaye da nga gis ni maanaam sànc yi moo rëy ci yi nga entamé ba. waaw ki nga tuddoon da nga bàyyi politique daal complètement. ki nga tuddoon sànq sax suñu commencement wax rahmatullahi alayhi bu ma yabonee moom moo ci dugal ndax xam nga moom wax dëgg yàlla ci tuut tànk yi daan ànd ak jàmbaaru toolu xare bi ñuy wax Cheikh Anta Diop. voilà kon Latif c'est RND bu Cheikh Anta la tàmbale moom ak Abdou Fall ak Ablaye Elimane Kane ak ñeneen. voilà léegi nag bi mu demee ba jubóotul ak ñoom ba génn RND voilà ci la ne daal Jamra bi am na foo xam ne bu ñu fa eggee rek ba sës ci mur. politique koy eggali. voilà ñu dem def alliance électorale ak professeur Iba Der Thiam CDP garab yi pour premier tour l'an 2000 waaye dañ ko ne nag boo jàllul deuxième tour ñu ànd ak candidat bi gën a jekku alors effectivement deuxième tour Ablaye moo gënoon a jekku pour jële fi socialiste yi ñu ànd ak Ablaye Wade ba ñu amee ndam Ablaye sàmm na kàddoom daal di jël Latif def ko vice président assemblée nationale man mu am cër bu mag bu ma jox ma poste président conseil d'administration bu centre international commerce extérieur ñu di ko wax CICES Iba Der Thiam wëlbatiku nag joxaat ma beneen cër ci wàllu politique mu di suñu kuréel bañ fi amoon te ngànk juróom benn fukki parti ak ñeent
moo doon suñu Benno Bokk Yaakaar. alors position bi Seydou Gueye am tey man moom laa amoon man la ñu dénkoon seen kaddu voilà kon responsabilité yooyu laa amoon. léegi nag bi yàlla dogalee dama bàyyi politique. non bi yàlla dogalee Ablaye Wade mission jeex. ñii dem nañ transhumé. ñii dem nañ seey ci parti sàngam ñii dem nañ feneen waaye man dama delluwaat ci Jamra. def sama taxaw seetlu continuer ci liggéey Jamra en attendant. ba tey daal yaa ngi ci terrain bi. voilà dernier point bi noonu la jàngatee comme d'accord nga ci politique actualité bi fan yii yëpp Idrissa Seck la li mu dellu ci Macky tey sax installé nañ ko naka ngay jàngatee tam delluwaatam ak coow li ci am lépp li ko ci topp lépp. waa xam nga lii ba mu amee man ci laa gën a gëm benn baat bu Ablaye Wade ba ma sa wax tey ñu di ko soofantal Ablaye dafa ne. politique ku koy def bul di gaaw a naagu. bul wax déedéet ak examen. waaw nee na daal voilà mu ngoog baat baa ngoog nee na en politique il ne faut jamais dire jamais voilà ndax lii wane na ko tey maa ngi dégg Idrissa Seck naan léegi maag Macky Sall dañu mel ni mburoog sow ma ne ko alhamdulilah parce que yoonu jàmm soriwul léegi nag c'est son choix bon am na ñeneen ñu ko gisee neneen moom itam am na droit gisee ko neneen effectivement alors kon nag comme que choix am la waaw ñeneen ñi itam nañu seet la nga xam ne yaakaar nañ ne moo gën a yelloo ak seen i ambition politique ñu jëfe ko waaye nag nit ki doo ne lii ma nekk moo gën la nga nekk te danaa la fekk ca la nga ne wan ne newoo ci dara. est-ce que jàppoo politicien na ku nekk respecté choix wu sa morom. war nañ góorgóorlu ci sàmm kàddu daal nga xam ne lu am solo la ci diine. loolu waaw lu am solo la. loolu day c'est fondamental loolu lu ñu ci war a góorgóorlu nga jàpp ni. loolu c'est fondamental dafa am bés. xam nga kilifa gu toog wax dara. defal na ne ñu génne la vidéo bi loolu maanaam lu gën a triste loolu. dafa am bés bi ñuy dem di tàggu kilifa diine yi bi ñuy laata sos. parti bi ma lay wax léegi RDS. bon moom yaa ngi leen di am li ma taquluna maa laa taf'aluun. waaw alors dem nañu fu ne nag dem nañu Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba et cetera waaye ba ñu ñëwee ci suñu mbokk lébu yi. defe naa maam Alsaan Laay Raan la fi fekkoon comme xalif général ku mën a waxtaan. macha allah daa di xelam dafa ñor nag ci wàllu loolu tubaab di wax analogie. maanaam ay xiis ak i misaal. mu daal di nettali benn histoire ci dignitaire lébu yu jëkk misaal ci wàllu sàmm kàddu nee na daal moom dañ ko newoon daal jabar ji dafa xaw a tawat ak yu demee noonu ñëkk a yóbbu woon daal dem nañu soxna si daal mel ni ko xaw a dugg dans le coma waaye ka ñëwoon di ko wax na ma ko nettalee moom daal dafa moom daal jàpp na ne daal c'est fini alors kilifa lébu gi nag daal di yónni benn jarbaatam ne ko boo demee ca kilifa diw ak kilifa diw ca pénc ma waaw ne leen daal soxna si wàcc na liggéey daal nañ ko bàyyi xel ñaanal ko suba daal incha allah ci lañ jël matuwaay pour seet nañ koy jébbale borom ñu jóge hôpital ñëw ne docteur tubaab bi day nee na ndaw si xiixi na comment rek la woon. alors mu daal di ne mu ne et après gars yi ne mu nga toog di waxtaan ak ñun de mu ne mukk moom suuli rek ndax sama kaddu dem na ba noppi. évidemment misaal la waaye dafay wane. mag ñu jëkkee. sàmm kàddu daf leen dañ ci moy mu jaral leen dee waaye duñ ko loolu nag moom mooy yàqu léegi ci politique kàddu amatu fi c'est-à-dire ku la gën a mën a nax sa morom yow la ñu jàpp ne yaay capitaine bi yaa gën a ñor ci wàllu politique donc moral moo fi amatul politique bu ànd ak moral amatul nañ ko daan sàmmee ci jamono ñoomin Lamine Gueye jamono ñoomin Mamadou Dia waaw nga xam ne joxe kàddu ba pare dindi ko ak ku lay rey nga yemale léegi loolu daf fi mujjee nax saay complètement alors man ñi ma ci yërëm nag mooy tout tànk yi génération montante bi nga xam ne ñu ngi teg bët mag ñi ñu nekk seen i royukaay waaye malheureusement waxeet ak naan ndox ak dégg nga dem doxantu ji dellu si moom la ñu yemale léegi loolu daal mooy. monsieur Dora Imaam ñu ngi lay gërëm baax naa di la sant émission bi jeex na tey fii la yem. ñu lay bàyyi nga tàggoo ak mbokk waa tàggoo bi rek oustaz Ibrahima Sall mooy di la dellu di la ñaanalaat rek yàlla gën a yaatal xam-xam bi. macha allah jërëjëf yàlla dëgëral taxawaay bi. te yàlla malaaka yi defal ay yiw yu bari. ndax sa plateforme bi yaa ngi ciy gindi ñu bari. man jot gay xat moo tax du ma koy suivre tout le temps mais am na ñu koy suivre di ma ci jox ay écho. alors loolu foog ñu ñaanal la ci yàlla dëgëral la ci. ñaareel ba itam politique bi. mënu la ñàkk. waaye nañu góorgóorlu rek sellal ko. di góorgóorlu di sàmm kàddu yi ndax bu ñu fàtte ne. lu fi waay wax xam nga ak jumtuwaay yu xarale yi naka lañ ko tuddee sax. vaar baa ngi fii. tey na waa pour itam itam ñaan suñu borom rek lu ambition yi
tar lu xëccoo yi metti lépp nañ ko teg ci sartu jëflante bu rafet ak tamit wegante ñaan suñu borom mu daxal Sénégal seytaane yal na yàlla sàmmal ñu itam suñuy kilifa diine ak suñuy wasila ñot di seen i fan sëñ Muntaxa Basiru yal na yàlla defal ko wér ak gudd fan sëñ Babacar Sy Mansour kazalika yal na ko yàlla sàmm ñot di ay fanam su defal ko sutura defal ko mboolem kilifa diine yi ci dëkk bi yëpp yàlla def jàmm ci réew mi te laqal ñu Sénégal fu yàq yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam imaam ñu lay gërëm baax waa di la sant di la jaajëfal ci ñëw bi nga ñëwoon tey seet ci waa Seneweb rajo ak ci groupe Seneweb yëpp rek ci émission bii di autour de l'islam waxtaan bi macha allah am na solo abonté nañ fi point yu am solo macha allah waxtaan bu am solo sax andi nga ci tontu yu macha allah ñu ngi lay gërëm baax di gërëm mbokk yi ñu doon suivre ci Seneweb rajo ak ñu doon suivre ci Facebook ak ci YouTube yëpp rek di leen jox di jaaje ba beneen autour de l'islam wasalaamualeykum wa rahmatullah. الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما